maa ngi koy laaj sax. lii mooy laaj woon Kër Mbaar. léegi kon ñaari yoon. lii mooy laaj Ibrahima Ndiaye. salaamaaleykum mbokk internet bi comme ni ñu leen koy waxee rek sama mbokk internet yi Galaye Talibé Bamba di leen defal émission teelu sa lamb chaque instant chaque heure ak champion bi ñu leen di andil tey champion bi ñu leen di andil dañ leen koy woon directement ndax champion la boo xamante ne su tuusee mu neex su bëree mu rafet daan fi Lac Rose am sortie bu mu mujjee def moog Boy Niang mu ñàkk ko ñu naan rakk Zos la Zos indi woon dóoraat ba yàgg ñu ne Garga Mbossé te ku ne xam na ni Garga Mbossé kenn du xuus ci biiram te ñu gis ay sorties yu bari Garga Mbossé nuyu nañu. maa leen di fay Galaye di leen nuyu di nuyu waa Info Rewmi di nuyu waa Sénégal yëpp. waaw Garga Mbossé ñu fekk la fi ngay entraîné macha allah ñu toog suma juumul 1 an wala 2 ans gisatuñ la nga bëre lu waral loolu. waaw comme ni ko gars yi di waxee rek. borom bu dugg mbagg boo xar xol bi rek magasin nga ciy fekk buñ sañoon buñ mënul dimanche bu jot buñ ñu bëre it saison bu nekk nañ bëre au moins 2 fois wala benn yoon parce que lamb mooy suñu métier moo tax ñu bàyyi suñu lépp ne ci opté pour doon mbër am aussi carrière boo xamante ni dañ ko bëgg a kii bu ci yàlla àndee kon buñ toogee bëriwuñu rek c'est parce que amuñu luñ gënal ñu ngi entraîné comme ni mu waree. ñu ngi am ay proposition mais yàlla moo sottalagul daal waaw. waa Garga Mbossé bu njëkk ñu daan dégg rakk Zos franchement parler nga indi fi alir bu garaaw boo yegsee comme ni ma ko waxee sama départ émission boo tuusee ñu gis cosaanu séeréer dëgg donte mbër yi bari dañ daan dem Fass mais yow nga tenir sa cosaanu séeréer boobu macha allah boo tuusee takk jaaj yi nit ñi kontaan ci yow lool amateurs yi namm sa tuus sa bëre. ak yan adversaire nga xalaat nii buñ leen boolee combat bi tey fi ñu toll nii du yàqoo ci yow. waaw loolu dëgg la Zos mooy suñu mag teete ñu aussi tax ñu dugg ci làmb parce que ñun suñu kër Zos a fa indi làmb yàlla dogal ñu nekk aussi ci keppaaram nekk écurie Dóor Dóoraat loolu moom yàlla def na ko pare quoi waaw allure bi xëy na mi ngi fi sport moo demee noonu. daanu ak daan moo fi nekk xëy na li tax mu feeñ mooy boo daanu ba pare année bi stop bëriwoo day gën a kii quoi waaw xëy na loolu moo tax ñi ñuy def remarque bi mais sport moom daan ak daanu la te defe naa li ñu am ci victoire amuñ ko ci défaite yàlla buñ ko am waaw adversaires yi bon ñi ngi fi ñi ngi am ay proposition franchement ñun combat du yàqu ci ñun ma waxaat ko une fois combat mësta yàqoo ci man day ñëw nag parfois ñu proposer la adversaire nga ne bëgguma bëri kii loolu ak combat bu yàqu bokkul lu dëgg kenn ku ne am nga droit ne diw laa bëgg a bëreel diw laa bëgg a bëreel ku ne sañ nga ko mais adversaire bu samay potentiel adversaire mënu ma leen bañ su ma déggee ci ñoom proposition dama koy jël combat boo dégg ne ñu ngi koy dox moment bii nii yàquwul ci Garga Mbossé waaw. léegi Garga su ma sañee ma ne dafa am sa benn adversaire boo xam ci laay njëkk a déparé parce que dinaa la limal ñeent ba juróoma ku si mel ni Sa Thiès sa combat ak moom mu jóge ci défaite nga jóge ci défaite ñu dégg ñu ne depuis Jordan ba léegi ñu ngi koy indil sa avance mu koy rejeté ñu tàmbalee benn ci moom ñaareel ba bi mu jógee ci Lac Rose nga daan Lac Rose mu war la jël Lac Rose ñu jóge fa mu dem dal ci Boy Niang mi la daan ndax yellu na tey Sa Thiès di la daw man maa ko laajte man. waaw loolu moom la engagé moo xam li tax muy tourné l'essentiel man maa ngi fi ma nekk bu avancé mu ñëwee dinaa ko lekk incha allah. waaw Garga Mbossé beneen encore ñu gis Zos daan guy gi daanaat ko tey Garga Mbossé ak guy gi parce que defe naa ni mës naa dégg sa benn kàddu nga ne ku bëreeg sa mag bëgg nga bëreeg moom wala ku ko daan bëgg nga ko daan kon guy gi sa adversaire. waaw loolu dëgg la nit moom boo sañoon boo toppee ci ginnaaw sa kilifa doon liet naam balaa ko nit a jot la bu yàlla dogalee Zos di sama mag ma dem ba mu tette ma ba ma tey toll fii ci làmb day jaadu li nga wax noonu mën a nekk mais guy gi même bu dul dara làmb boole nañu seulement man aw ma habitude taxaw naan jox leen ma diw mais lu yenu maanaa ku gis xam ko man ku ma xool xam fi ma bokk am na catégorie boo xamante ni force dama fa bokk kenn mënu ma fa génne waaw ku ci bëreeg man ku ci bëgg bëreeg man di nga bëreeg man ku bëggul bëreeg man dinaa bëreeg gars yi bëreeg yow. waaw
loolu dégg nañ ko suñ jógee si Sa Thiès ak Gouye Gui ñu ñëw ci sa combat ak Siteu jamono bi jàpp nañ ni combat la. Siteu moom ñemewu Siteu ñemewu la tarkindaa bu toll ni moom foo ko teg. wallaahi ñemewu loolu leer laa si am parce que c'est pas la première fois dox nañ suñu combat man bokk wax proposé nañ ma lu dul benn du ñaar saa yu ma ko waxee dama naan leen dem leen su paree ngeen ñëw. mu yàqoo ci Siteu. man daal maa ngi xaar. Garga Mbossé yow ak Papa Sow combat. non Papa. mbër daa mel ni nag laal naa non Papa sama mag la. waaw mais defal ndànk dama dégg nga ne 100% parcelle sa yoon nekku ci Papa Sow di représenté Fass Papa Sow doon sa mag day te 100% parcelle duñ la ci gis. non nit ñi ñooy interpréter ay wax ñu leen neex man mosuma wax ni sama yoon nekku ci fii laa ko waxee woon fi nga toog nii dañ ma laaj 100% parcelle ma ne leen bokkuma ci parce que yëguma ko. yëgoo ko quoi lu tax waxoon démb loolu laay waxaat tey man Ngom laa sant aw ma tànk ginnaaw dara jaralu ma may wax dara di ko jël ay demi mesure balaa may wax je pèse bien mes mots parce que xam naa bu baax maay kan xam naa sama wax aussi fu mu mën a yegg. waaw maa ngi tub maa ngi jégalu xam naa sama wax fi mu mën a yegg mais Sénégal wax fi dafa jafe comprendre nga dañ ma laaj. sa digganteeg Papa Sow sa digganteeg 100% parcelle affaire yooyu waxuma ci lu aay dañ ma lu tax gisuñ ma ci mais du ma fen damay wax dëgg dew ma parce que woowuñ ma c'est tout mais nit ñi ñooy wax lu leen neex ku nekk man dégg naa lu ne mais fi yow a egg mën a yeggu fa. mais ci info réew mi la lépp di leere kon yëgoo woon 100% parcelle bi loolu nga. liñ ma laaj daal moment biñ ma laajee yëguma ko te kenn ñëwul ci man ne ma ñëwal ci man am naa combat jàppale ma wala nangam. loolu nag bu amul yow balaa ngay yow déggante nañ téléphone bi lu dul benn du ñaar tey jii rek biñ ma woowee suba gis nga fi ma xëyee man dama yor samay activité di ko dox keneen ak keneen ne ci ay activité am mais kenn amul temps wu ku wax nga jug tontu ko ñit ñi dépassé nañ loolu du dëgg Papa Sow sama mag la mi ngi parcelle yaakaaruma ne maa ngi moom war nañoo mën a bëre. kon léegi Yékini Junior sa adversaire la Garga Mbossé ndax combat bu neex la parce que nee nañ yéen ñaar ñëpp yéenay jaay taaru mbëri. yow problème nga bëgg a indi. man ci lan man du ma jaay taar man kaw laa man ñëpp xam nañ ne kaw pire laa man séeréer laa doomu séeréer laa ci yaay ci baay nan laa mën a nekkee jaay taar loolu mënul nekk. sa waay bañ naa ko ba gis nga ni may ñëwee si làmb njuug rek laay indi. tuus mu sax waaw jeex na loolu jaay taar du ko def. léegi kon Garga Mbossé Papa Sow sa grand frère la loolu waxatuñ ci kon war na mën a leer ci nopp nit ñi parce que seeti naa Moussa Dioum mu ne bëgg na woom ku mel ni Modou Lo mu jël téléphone am woo la woo Papa Sow woo Garga Mbossé Zos ngeen toog parce que 100% parcelle bi warul nekk wax nii rek ci làmmiñ parce que parcelle ngeen war représenter yéen ñëpp loolu loo ci wax yow. waaw di ko rafetlu rek di nuyu waale Moussa Dioum moom suñu grand frère bu baax la wax dëgg yàlla grand bu ñàkk ki ñaan la. di nuyu mbëru parcelle yëpp di ko teg ci loxoom moom wax jee fi nekk rek mais dara lu ñaaw doxul suñu diggante seulement bu gisadul am toog bi du am yu bëri day daw te ñiy indi ñoo yóbbu maa ngi nuyu mbëru parcelle yëpp di ziar parcelle 1 ba 26 bu fekkente ne Garga Mbossé mës na wax loo xamante ni laal na kenn wala mu déranger kenn maa ngi ciy jégalu parce que man doomu parcelle laa fii laa juddoo màggee fi ba toll nii lu ma am ginnaaw yàlla fii laa ko amee. trop énergie laa jàngee bëre kon man pure parcelle wala nit ñi nag ñu leen neex la ñuy interpréter man loolu presque bon am na noo xam waruma ko waxee parce que nit ñi kenn xamewu ma si loolu waaw mais fi ma teg sama tànk incha allah foofu laa ko teg ba léegi waaw. léegi ma delluwaat ci promoteur yi man maa koy wax Garga Mbossé fekk naa ko muy liggéey lu metti gëj nañ ko gis Sa Thiès ci défaite nga jóge Garga Mbossé ci défaite la jóge te defe naa ni yéen ñaar war ngeen sauver làmb Gouye Gui dugg nga kër ñoom Garga Mbossé am fa Zos yaa Garga Mbossé combat la Siteu. instant bi Gouye Gui 2-1 la gàlla de yaa ma gën a xam. waaw nee na 2-1 la yéen a ko déggandoo Siteu Garga nee na da nga koo ragal te da nga ne tarkindaa nga amoo looy moytu combat la yéen ñaar jaratul dawante ndax dama ne xool asamaan jarta buuxante ndax Garga Mbossé macha allah demaguma nag si liggéeyu Sa Thiès mais Pape Abdou Fall Lit Nicolay Gaston Mbengue mi dellu si. ñi fi des ak promoteurs yi maa ngi leen di ñaan ngeen dox combat yi nii Garga Mbossé Sa Thiès pare na nee na Garga Mbossé Gouye Gui Garga pare na Siteu ñëwal
Papa Sow grand frère am la 100% parcelle lay dund loolu du moom moo ko wax man maa ko wax maa bëgg ñu dox combat yooyu ndax defe naa ni yaramam tàng na te soxla nga combat. waaw loolu moom dëgg la moom ñu ngi entraîné matin soir ñu ngi koy teg ci yoon nañ ko ci war a tegee di xaar rek combat ñoom parce que supporters yi am na lu ñu leen amel waaw parce que tamit ku sañoon mbër yëpp bëre nga gis sa mbër bëre fa am ñoo xamante ni dañuy bëggee et puis ñun dañoo bokk ci làmb quoi buñ bëree day neex parce que tey parcelle dafa am lu mu représenté ci làmb suñu mag ñoo fi nekkoon xam nga tey yàlla dogal na du ma ne dandu nañ de parce que ñu ngi ñuy boot mais ñun booy dafa jaadu ñu ñuy jox suñu di ñu wane quoi da ciy jaadu yeah. waaw xel day fàttu ku ci mel ni Jordan tamit Garga Mbossé sa combat ak Jordan tey nan la war a demee parce que Jordan déggatuñ ko Garga Mbossé 2 ans bi mu ñàkkee combat bi 1 an muy 2 ans yaa ak Jordan tey jii loo ci doon wax buñ la indi leen avancé. non tey ngaa yem ci ñi nga njëkk a wax rek. déet da nga bëgg a xeeb Jordan. non yàlla tere Jordan ni champion bu mag. kon tax nga ne ma yem ci ñi ma. non dama xam ni foofoo dàq rek. waaw mais Garga ñu am benn allure tamit comme ma dellusiwaat ñu daan gis tey ñu ne rakk Zoss bi war na mën a téye làmb Garga macha allah sa contre Boy Niang am na lu ñu jot a gis bi ngay génn parcelle ñëpp gunge la nga dem ñàkk ko bés boobu ñenn ñu bari xaddi ñii ne ragal la ñii ne du entraîné te man tey ma ñëw fekk Garga Mbossé di liggéey loolu lan nga ci wax ñi ne ragal nga moo la ñàkkloo combat boobu. waaw jóg nit ñi jóg moom sant yàlla la parce que defuñu lu tax buñ jógee nit ñi jóg yàlla rek moo ko dogal nit ñi tamit bëgguñu te yàlla tax n'est-ce pas am yaakaar aussi su ñun mais yàlla l'homme propose Dieu dispose n'est-ce pas yàlla mooy nit ki da ngay sabab lu def li nga mën a def yàlla mooy matal moo yor kàddu gu mujj gi bu fekkoonte ne entraînement kese mooy maye wala fulla fit sax du ma ko wax parce que ku ragal mën ngaa dem defi leneen man làmb kenn téewu ma ci kenn jàppul sama loxo ne ma kaay doon mbër yow xam nga ma dama jàng métier ba mën ko teg sama métier na le ñëw ci làmb parce que lan dama ko mën bëgg ko et puis def ci samay preuve tey samay morom doo tudd kenn te tuddoo ma sant naa si yàlla xëy na buñ naan ay Garga war na bokk si ci làmb loolu si loxo yàlla la nekk écurie boo dem di nga fa fekk lu mu war a mat 200 personnes wala 300 ci biir 200 wala 300 yooyu en général 10 wala 15 ñoo ciy doon ay mbër ci biir 10 wala 15 yooyu ñaar wala ñett ñoo ciy laal du dëgg yàlla moo bindee noonu ay mbiram man du ma doomu aadama boo xamante ni damay ñànke yi wala may parfois man bu ñi ma xamul sax dañuy yaakaar ne kii non nit moo jafee. mais da nga bëri tiital man dafa am non dafa am loo xam ni yàlla moo ma ci bind man ñu yar ma ci ma màgg ba toll nii du ma ne am ak ñàkk laa yemale de mais pour man li ma war a am yàlla ci yàlla rek la mën a jóge su yàlla nee damay doon roi des arènes dama koy doon bu yàlla nee damay faatu suba damay faatu yàlla moo yor lépp li ma war a def nag naa ko def du ma mës a am combat nga dégg ñu ngi koy dóor mu ngi daw wala dafa joxe boppam ñu daan ko n'est-ce pas bu làmb jotee dinaa si def fulaak fayda bëre ko ci fulaak fayda bu ma koy ñàkk ko ci fulaak fayda ku ma xam si loolu nga ma xam détermination mat sëkk man damaa mën a bëre. waaw loolu gars yi ñu ngi koy wax mais dama dégg ci sa biir yi wax nga ne da ngaa jàng métier nee nañu téyeer nga parce que am na sa benn xarit bu may faral di gis Babacar Anne mu ne téyeer nga Garga Mbossé mbëri amul métier lan nga leen di wax. ah pour man de xëy na nag ku nekk ak ni mu la dikkee am na ñoo xamante ni c'est indépendant de leur volonté yàlla moo dogal xëy na wala peut-être seen yar wala ça dépend ñi ku nekk daal ak ni mu la dikkee li ma d'accordul mos naa dégg Père Birahim di ko wax ñu naan damaa bàyyi sama métier ndax làmb man loolu d'accord man noonu laa def mais man d'accorduma ci parce que métier bokkut ak dara balaa nga ko xam nga dem ba commencer yor yenn responsabilité wala nga commencer conscient ci li ngay def man tey rëccuwuma quoi parce que métier maa ngi fi maa ngi yee sama loxo de temps en temps am na sama benn copain de maa ngi koy nuyu de passage Lamine ak ñoom Ousin Diop damay dem toog ak ñoom ñuy waxtaan parfois ma toog ci atelier bi ñaw benn affaire xam nga plaisir la bëgg-bëgg la et puis dafa bokk ci man parce que métier boo xam jàng nga ko presque 8 ans 9 ans mën ko lool mënoo jékki-jékki rek kii ko noonu d'ailleurs sax yàlla bu dogalee mën nañoo dem ba ëllëg sax nekkaat ci yàlla rek moo xam n'est-ce pas mais li ma d'accordul man pas mbër mu amul métier parce que fii ñi fi nekk amuñu métier bëri na n'est-ce pas mbër société la xëy na ñëpp yaakaar lañ si am quoi boo ciy dugg da ngay yaakaar ne yow da ngay dem rek tekki ci yàlla nag moo yor mais bu la ci yàlla mayee tuut boo caaxaanul mën ngaa dimbali sa bopp dimbali ay nit man loolu xam naa si dara. waaw actuellement nii ban promoteur ngay gën a déggool ci say combat.
non man nag yàlla dafa dogal ñi fi baax ñëpp samay xarit lañ. non mais instant bi am na xam nga tey jii ñëpp say xarit lañu mais am na ku la ci woo tout le temps di la wax maa ngi dox sa combat ak diw ak diw. moom suba la fenul ñi fi baax ñëpp samay xarit lañ. ñi fi bon nag. non ku bon gisuma ko fi waxin la quoi bon bugguma lim ay tur mais man sama premier combat Kandji moo ko tëgg. Assane Ndiaye tëgg na ma Aziz Ndiaye tëgg na ma sëñ Modou tëgg na ma Père Gasson moo ma dugal ci classe bi may dugal ci classe boobu motuma sax dara xale laa mu ne leen kii maa ko tànn dafa war a dugg coow li bëri mu ne leen day dugal ma yàlla dogal ma dem ba final du dëgg Pape Abdou Fall suñu grand la Abdoulaye Ndiaye moom it wax waaju baax la suñu grand frère ku baax a baax vraiment mën a sonn ci nit ñooñu ñëpp suñuy waay lañ vraiment man aw ma xar ma yàlla ak kenn waaw Garga Mbossé ñu dégg mbër yi dañuy naan ay doom yi leen di yokku Garga Mbossé macha allah ni nga toll ndax bokk nga ci ñiy naan ay doom parce que gis naa la nga yor butéel bu zone lii lan la. non lii ndox a ci nekk xam nga butéel bi mën na jël lu ëpp 1 litre tey boo jëlee butéelu kirène bi sotti ko fii xaw ma ndax def naa publicité ou pas butéelu eau minérale boog laa war a wax sotti ko fii du fees fii lay yem su ko defee nga sotti ci beneen moitié mu feesal ko nga xam ne balaa ngay entraîné da nga ciy laal gars yi di ci laal parce que sport bi parfois day métti day laaj boo demee ba mu tàng nga tooyal sa gorge gis nga ko nii jeexul ah waaw paa nga jël ko naan ko ba sa biir bi di métti lii ndox kese la man maa ngi nii waaw mais lii parce que butéel sportive la moo tax quoi mais lii yàlla xam na ne ndox moo ci nekk te su ma doon naan leneen xanaa du ma ko génnee nii si nit ñi am déet. waaw mais xam nga ñun laaj rek moo ñu yitteel te moo ñu parce que dañoo war a won nit ñi lu leer léegi yow macha allah kii entraîne naturel ak kii jël leneen lu koy yokk loolu nan la war a def sportif. waaw avant tout affaire bi conscience la pour man ndax boo nekkee ci dara da ngay jéem a xam li la ciy jëmale kanam ak li lay delloo ginnaaw nga bakko ndax ñit ñi fi ñaare bu ñu lay conseillé teel a tëdd bàyyi caaxaan lañ lay wax. mais nag mbër daf mel doon nelaw guddi. waaw xaaral ma wax la ñett yooyu lañ lay wax mais li ëpp importance mooy hygiène de vie hygiène de vie du pour teel a tëdd non mën ngaa tëdd dugg sa nekk te doo nelaw n'est-ce pas mën nañ la bañ a gis ci mbedd bi nga nekk feneen mais xool li ngay lekk ci la xool li ngay naan ci la yooyu yëpp da cee bokk xam sa temps de récupération sa temps d'entraînement loolu du yow yaa koy xam mais nit ñi ñoo la ciy dimbali tey ku mel ni suñu grand bi Diallo jàpp na ci bu baax am nañ yeneen grand yoo xamante ni vraiment ñu ngi ciy dugal seen loxo loolu rek moo ñuy dimbali ginnaaw yàlla ku ne xam na ni sport dafa bëri coono te yëkkati ay weñ ak yooyu gis nga li nga gis ñuy def fii boo koy def vitamine C yi di nga ko jël di nga jël ay vitamines yu baax sa yaram dina toll moment boo xamante ni moment bu nekk ak li sa yaram di laaj mais li bon mooy ngay jël ay anabolisant mbaa ngay pikiir sa yaram mbaa ngay naan yoo xamante ni da lay yokk ëllëg ak si biir nga bëre ba bàyyi bëre di faju yàlla sax moo yor feebar ak yooyu mais nga yàq sa yaram man de du ma ko def waaw man du ma ko def xëy na nag ñu koy def dañoo xamul loolu laa jàpp waaw. léegi Garga Mbossé ñu am lu ñu remarqué temps yi dama koy laaj porteur de voix yu mel ni yow parce que defe naa ni soo waxee nit ñi dégg la ndax boo jógee mbooloo topp la ñu gis jamono ji benn affaire boo xam ne Sénégal kenn xamee wu ko woon mooy ñuy fitnaal xale yi di leen rey di dagg seeni awra nga koy dégg tey ji yow boo déggee loolu en tant que facteur de développement bi nga wax sànq loolu nan la war a mën a parce que lu bees la Sénégal nee nañ ñun moomuñu ko woon Garga Mbossé lan la ci war a mën a wax askan bi. yéemu rek laa ci def yéemu ni ñëpp. am na loo xamante ni moom boo ko déggee da ngay tiit man bi ngay wax ni jour bi ma ko déggee dama tiit yow ci sa bopp en tant que mag adulte da ngay tiit waxuma la xale am na loo xamante ni comme li nga wax Sénégal moomu ko xamuñu ko ñun waaw di ñaaxaat waajur rek ñu gën a aar njaboot gi ndax xale xamul dara xëy na sikki ma lakkandoo ku nekk boo xëyee yaa ngi ut foo dugg ñii di daw di wutu lu ñu am ba taluñu dara da ngay gis xale yi ci mbedd bi ndeysaan parfois du question sax sàggan mais day leer ni kii parent bi fay lu yaa sa ko sonal wala daw dépense non si parfois ñu blâmer nit fekk moom ndeysaan du ci moom xam nga moom daal yàllaa fi ne quoi yàlla nañu yàlla suturaal rek waaw loolu daal ñu gën a góorgóorlu ci veille ci xale yeeg yooyu rek mais yàlla daal moo ci mën dara quoi franchement ak xëy na it kilifa yu ñu yàlla jox njiitu réew yeeg yooyu tax buñ defee yenn naka su dul noonu ñu jàpp nit def ko lu métti non si su ko defee nit ñi xaw a ragal sax ah tamit am na loo xam ne doy na war billaay man bu ko déggee non sama yaram dafa daw
bilaay walaay loolu yéeme na trop yéeme na trop. waaw Garga Mbossé am nga jabar wala amagoo jabar. non amaguma nag. loo ciy xaar. maa ngi wër. mais mbër ni nga toll ci dëkk bi ak sa dayo nga ne yaa ngi wër. macha allah loolu ak wër soxna jotewul dara. yow xam nga li ma la wax. wala xale yi dañ laa ñëwewul. ah xaw ma en tout cas maa ngi wër gisaguma de. mais parcelle yaatu na de 1 ba 26 nga ne gisagoo ci. waaw loolu la nag mais dama ci yàggul jublu nag wër bi quoi. dama ci yàggul jublu quoi jublu yàgguma jóg di wër waaw xam nga dama fi noboon Adja bi tey ay temps. Adja Bité ma yaakaaroon ko yaakaar moom laay tax xam nga mais fan yi mooy loolu dañoo xaw a kii maag moom. yaa ngi yàq deru Adja Bité de. non looloo am ñëpp xamee nañ maag moom man Sénégal am xam nañ maag moom waaw. kon Adja Bité bi Garga Mbossé. maa xawoon délesté tuuti quoi mais maa ngi koy jéem a conquérir daal. est-ce que du succès bi nga xaw a dugg. ah doy na war de doom na yoo bul dof. Adja Bité Garga Mbossé yow lay waxala Garga dóor-dóoraat fan la toll fi ñu toll nii. waaw ñi ngi fi de ñi ngi entraîné am nañ ay combat ku ci mel ni Ramdan mi ngi dugg ci TFP bu Fallou Ndiaye bi am na ci ba war a bëre ak Sokh incha allah bu ñu bëree ba pare bëri na bu gars yu am combat daal waaw bëri na gars yi am nañ combat le 10 bii di ñëw le 11 booy yi daal ñu ngi bëre macha allah waaw. waaw Garga Mbossé lan ngay wax ñi lay seetaan ci Infos Rewmi. waaw di leen bëggee rek di leen ziaraat bu baax di leen baalu ak encore une fois di wax ne su fekkente ni wax nañ fi leen loo xamante ni lu jub la ñu xam ne yàlla la loo xamante ni wax nañ ko lu janul maanaam ñu xam ne suñu matadi la di leen bëggee yéen tamit bu baax a baax di nuyu waa Sénégal di nuyu monde làmb waaw di leen wax ne Garga Mbossé mi ngi fi mi ngi si ay entraînement am comme il faut di xaar combat quoi. waaw mbokk yi comme ni leen koy defalee rek Galaye du bàyyi dara chaque jour champion bu ma leen di andil du ma fi jóg nag te santuma sama Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké di ko jaajëfal bu baax a baax ndax mooy sama buntu ci yoonu kër Serigne Touba nii rek lañ koy defee ak champion yi mel ni Garga Mbossé promoteur na ma bëgg ngeen déglu ma ci combat yi ma wax ndax namm nañu tuusam ak bëreema di gërëm sama caméraman bu ñaawul bi Baye Sidi Mbaye ak Babacar Ndiaye généralu kullu réalisateur mbër yëpp nag bëgg naa leen seet si kenn ku ci nekk Balla Gaye digg naa ñëw ci yow Modou Lo digg naa ñëw ci yow ñuy bëggee ñëpp di jaajëfal ñëpp teewlu sa làmb nii rek la koy defee champion yëpp la ñuy seeti ak waa Infos Rewmi numéro baa ngi noonu ku ci bëgg it mbër mu ndaw ak bu mag ñu jël si la numéro bi daw ci suuf boo ko jëlee rek incha allah dinañ seeti sa champion comme niñ ko defalee ku mel ni Garga Mbossé moom Inta 3 la dëkk ñu xàmmee ko ci rakk Zos mbër macha allah ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf Mbaye kontaan. ok cher waay jaajëf. maa ngi koy laaj